matinal bi rawatina tey jële ci bésub tamxarit bi merci beaucoup dañuy egsi ci jàngat bi ñu ànd ak Daouda Mine Alaaji Daouda ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw soxna Naata maa ngi lay ziar di la sant di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñooy téléspectateurs yi di leen souhaiter un joyeux tamxarit. merci beaucoup merci jërëjëf Alaaji Daouda aywa Daouda tey jii da ngaa bëgg a taxaw ci benn mbir muy ñi ñu gis fan yi ni dañ doon jël xët yu njëkk yenn ci ay yëglekaay ñu ngi koy def ba léegi sax di ci def lu leen neex ñoom lan la leen yoon war a mën a toppee ku ci mel ni Papito Kara nga xam ne jamono ji mi ngi mandat de dépôt. waaw li may wax foofu mooy xaj na moom xamul woon li ko ci mënoon a fekk moom Papito moomu. parce que au début boo gisee fo la ko jëlee woon. di def revue de presse journaux yooyu waaw di def revue de presse journaux yooyu. di ko jële ko fo jël chaîne YouTube moom ci boppam di ci def revue de presse boobu fo la ko jële woon. mais la ko ca fekk xam na ne am na yoo xamante ne kenn du ko fowe parce que tey loo mën di dégg également code pénal dafa am lu nga xamante ne daf ko tëral. te boo xoolee liñ ko inculpé tey ji procureur de la république ci boppam moom moo autosaisir xam que moom moo ubbi enquête daal di koy jël jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa section de recherche. boo demee section de recherche dañ am benn genre brigade de cybercriminalité comme ni ko police amee. nga baal ma Daouda balaa ngaa sori parce que dafa am ay journaux tamit yu ne woon dañuy porter plainte kon nekkul seen plainte ñoom moom moo indi lii nii. procureur bi ci boppam moom moo autosaisir c'est ça. d'accord ñooñu waxoon nañu dañuy porter plainte. boo xoolee l'observateur waxoon na dafay porter plainte. le soleil jëloon nañ ay unam daal di koy changer. enquête ci boppam. changer woon nañ ko. waa CAP ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk association yi nga xamante ñoo nekk ci presse bi. ñoom seen bopp daal defoon conférence de presse. waa nan laa koy wax sax waa Facebook. ñoom seen bopp. xam nga daal defoon benn communiqué pour ñaawlu li nga xamante ne daal ne tëj nañ sax compte yooyu nga xamante ne ubbi woon nañ ko. donc c'est après cela waa Reporters sans frontières également defoon nañ benn communiqué. donc pratiquement toute la corporation au niveau national comme au niveau international. dañu jógoon pour ñaawlu loolu. ci loolu nag le procureur en personne. moom ci boppam daal di jóg ubbi enquête. d'accord voilà ubbi enquête parce que dafa jàpp ne. dafa am ay infractions yu nga xamante ne def nañ ko parce que comme ni ñuy waxee dafa am action publique ak action civile. tey ñi nga xamante ne journaux yi même bu ñu porté woon plainte ñoom li ñu mën a laaj rek ndàmpaay rek lañ mën a laaj mais mënuñu laaj condamnation donc procureur ci boppam moom moo ñëw autosaisir ubbi enquête jox ko waa section de recherche daal di ubbi l'enquête ñoom tamit jàpp ki nga xamante ne moom mooy Papito ba ñu ko déféré sax procureur da ko leen ko delloowaat ñoo ne nañ def complément d'enquête parce que dafa bëgg ñu gën a xóotal bi nga xamante ne déféré nañ ko au parquet le procureur ñëw na dossier bi da ko yóbbu instruction parce que jàpp na ni du Papito rek moom moo ci nekk am na ñeneen ñu nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw. mu jël dossier bi daal di koy confier juge d'instruction du deuxième cabinet daal di viser un certain nombre d'infractions non seulement mu viser ki nga xamante ne moom mooy Papito mais mu viser également X pour wax leen ni képp ku nga xamante ne laale nañ ci nañ ko jàpp. daal di viser ñaari infraction benn infraction bi mooy article 255 bi nga xamante ne moom mooy condamné li nga xamante ne moom mooy diffusion de fausses nouvelles. am benn article bu nga xamante ne mooy article 231-29 ak article 231-30 article boobu dafa nekk lu nga xamante ne moom ñu ngi ko dugal ci suñu code pénal en 2008 ñu réviser ko en 2016. article boobu nag mooy bépp infraction bu nga xamante ne nit ñi ñu ngi koy def ci xarala yu bees yi loolu lay réprimer léegi nag article boobu daf ne képp ku nga xamante ne yaa ngi falsifier wala yaa ngi effacer wala yaa ngi di yokk ci lu nga xamante ne ci xarala yu bees yi loo xamante ne dafay indi jeexi jaaxa wala dafa nekk lu nga xamante ne dafay induire nit ñi en erreur am na condamnation bu nga xamante ne mën na dal sa kaw condamnation boobu nag mu ngi commencer ci atu kaso mën na dem ba juróomi atu kaso wala mu nekk amende bu nga xamante ne mu ngi toll ci juróomi million mën na dem ba 10 millions maintenant nag boo demee ba nga xamante ne juge bi mën na war na appliquer article boobu nee na bu ko neexee mu tànn condamnation pénale bi bu ko neexee également mu tànn condamnation pécuniaire bi donc ñaari soit mu appliquer ñaar yëpp wala mu choisir ñaar yooyu benn donc mu condamné un an ba 5 ans wala mu condamné 5 millions ba 10 millions wala mu jël ñaar yëpp boole ko condamné ko donc article boobu loolu la wax article 431-30 ñëw ne même que nga xamante ne du moom moo falsifié su fekkee ne mu ngi utiliser loolu en connaissance de cause
boobaa également même daan bi day tegu ci kawam. kon ñi nga xamante ni ñoom ñoo tàmbali di détourner journaux yooyu ak kii di def revue de presse ñoo bokk benn àtte ñoo bokk benn àtte. amul kii mooy ëppale wala kii mooy gën a néew ñoo bokk benn àtte parce que article 431-29 bi mooy ka nga xamante ne moo falsifié mais tiré 30 mooy ka nga xamante yaa ngi koy utiliser en connaissance de cause ñoom ñoo bokk benn àtte. léegi beneen bi diffusion de fausses nouvelles boobu benn article la bu nga xamante mu ngi sunu code pénal depuis 1965. donc képp ku nga xamante ne yaa ngi joxe information bu nga xamante ne jàpp nañ ne information bi du dëgg yoon dafay dal sa kaw te foofu également peine yi nga xamante ne moom la code bi prévoir mooy condamnation bu commencé ci atu kaso mën na dem ba ñetti atu kaso. mais article 255 dafa nekk article bu nga xamante ne dañ ko boole ci article yoo xam ne ñoo gën a contraignant ci code pénal maanaam procureur bu ko visé ba daal di koy jël benn juge d'instruction confier ko dossier bi. daal di na ko dama bëgg kii nii kat. nga inculpé ko sur la base de l'article 255 dama bëgg nga placer ko sous mandat de dépôt juge d'instruction bi mënul def lenn lu dul placer sous mandat de dépôt. parce que article 139 bu code de procédure pénale moom moo wax loolu. daf ne. bu fekkee ni procureur dafa viser article 239 jël dossier bi daal di koy jox benn juge d'instruction motivé daal di demander mandat de dépôt pare motivé ko le juge d'instruction est tenu noonu lañ ko bindee est tenu de placer sous mandat de dépôt. ñu ne même bu fekkee ni nit ki ko. placé nañ ko su mandat de dépôt bi pare mu demander liberté provisoire. procureur bi su fekkee ni dafa bañ liberté provisoire boobu nit ki dafay des kaso. donc si article yi nga xamante ñoom nag ñi leen di soutenir dañuy ñu ngi koy ñaawlu jàpp ni dañuy salfaañe liberté d'expression est-ce que gis-gis boobu nga am. Chérif liberté d'expression liberté boo gis dañ ko encadré. mënuñu nekk ci réew mu nga xamante ne ku jóg def loolu neex te dara du la ci fekk. je parle même pas c'est pas parce que je parle de la presse je parle d'une manière générale. lépp fépp laay waxee liberté bu nit am dañ ko encadrer liberté de la presse lañ am liberté de la presse dafa am lu nga xamante ne boo jëlee code de la presse dañ ko encadrer boo jëlee suñu code pénal dañ ko encadrer boo demee par exemple la loi xam nga sur la cybercriminalité dafa am yoo xamante nit amul sañ-sañu def ko. boo jëlee également la loi sur les données personnelles dafa am loo xamante nit amul sañ-sañu def ko donc képp ku nga xamante ne yaa ngi def loolu également na la wóor ni buñ la ci jàppee également nit ñi ñooy toog fee naan la non yoon amul mais yow ma ko def soo mënul ca kaso ba nga jëm. donc dire par exemple que ni yoon amul xam nga que qu'on se permet de faire tout ce qu'on veut également loolu aussi ku koy def également yaa ngi ci guuta peut-être da nga yaakaar ni bon mun naa ko def te dara doomu ci fekk wala ñeneen ñu ngi koy def dara fekku leen ci man dama jàpp que ne. xamul dañoo xamul. moom ñàkk xam la voilà peut-être ñàkk xam moom moo. parce que dañ koy confondre ak yeneen genre ay parodie wala ay caricature. mais leeral nañ fi invité nañ fi ab spécialiste mu leeral ni ñii li ñuy def nii nekkul satire nekkul yi tamit beneen xeet boo xam ne xaj na dañuy ñaawal wala dara. du loolu dama code pénal dafa wax ne y a pas d'infraction sans texte. donc tant que binduñu ko ci code pénal ñëw ne lii par exemple ku ko def lii dina la ci fekk ku ko def dara du la ci fekk mais dès l'instant où ñu bind ko ci code ñëw ne lii kat ku ko def lii moo la ci mën a fekk boo ko ci defee également di yoon dafay dal sa kaw. bu fekkee nag dañ naan woy ñii def nañ ko ñu teg leen yoon ñëlee def nañ ko kenn tegu leen yoon également c'est vrai que war a am kumba am ndey kumba amul ndey mais man wax dëgg yàlla je préfère ma nekk nit ku nga xamante ne bokkuma ci moo gën du man kenn. je préfère ñëw ne man wax dëgg yàlla defuma lu nga xamante yoon mën na dal sama kaw. mais def naa li nga xamante yoon dafa mën dal sama kaw yoon dal na sama kaw mais Marcel mais def na ko kenn dara fekk ko ci bon je suis pas d'accord que ñu may jàpp bàyyi kii. mais su ma deful dara kenn du ma jàpp. donc faisons en sorte que ñun suñu bopp ñuy def lu nga xamante ne day dëppoo ak yoon. lu jub bu fekkee ne am nañ suñu liberté également ñu exprimer suñu liberté mais dans la limite yu nga xamante ne dañ koo fixé la loi da koo fixé. Alaaji Daouda moom je pense bu ma juumul dafa mel ni moom dong lañ jàppagum ci yëf yi affaire yi enquête yi mi ngi wéy ba léegi waaw Ousmane Diagne moom tamit mafia kàcc je pense te lañ koy waxee ñu bëri dañoo jàpp ni xañ na du comme ni nga ko waxee sànq du moom dong am na ñeneen dañuy approfondir enquête bi dem ba ci kanam ndax mën nañoo attendre à d'autres arrestations et tout maanaam ñiy jël uni di ko détourner ak yeneen ñooy ñëpp. non il faut s'attendre à ce que mu am yeneen arrestation comme ni ñu lay wax Papido bañ ko arrêté garde à vue 48 heures la déféré nañ ko au parquet. inculpé nañ ko placé ko sous mandat de dépôt. tey jii ma lay wax ni ki nga xamante ne mooy Ousmane Diagne bu mafia kàcc déféré woon nañ ko au parquet vendredi
moom retour de parquet ñu delloowaat ko commissariat central fa la fanaan tey jii bu xëyee soo mo boo demee ni ay côté 9h di nga ko fekk kaabu tribunal fële donc je suis sûr que li nga xamante ne moom moo dal kële moom moo koy def parce que même dossier bi la le progrès a visé les mêmes infractions article 255 ak yenn article moom la visé waat contre moom et motivation yi nga xamante ne def na ko ci réquisitoire introductif bi également à 99,99% le juge d'instruction dafay suivre li nga xamante moom la procureur bi wax mooy dañ koy place sous mandat de dépôt mais dama la wax sànq que ni ci réquisitoire introductif bu procureur bi yemul ci ñaar ñooñu rek dafa visé waat x ça veut dire que section recherche dañuy continuer seen juge d'instruction bi dafay continuer enquête am maintenant nag le juge d'instruction mën na def délégation judiciaire jox ko waa section de recherche na leen wax dëgg yàlla man enquête bi ngeen commencé woon continuer leen ko et je sais que noonu la fay demee donc ñoom dañuy continuer am na ñu nga xamante ne détourné nañ parce que boo xoolee ci ñi nga xam ñoom ñoo détourné une yi ñenn ñi dañu jël par exemple ay journaux comme ay l'Observateur ay Soleil et consorts daal di bind ay affaires yu nga xamante ne qui sont pas favorables au régime ñeneen ñi jël ay yeneen quotidiens yu nga xamante ne dañ jàpp ni dañ jege opposition même si je suis pas d'accord par exemple ay Walfadjri et consorts def ci ay yu nga xamante ne pratiquement dafay charger Ousmane Sonko et consorts donc je me dis que lépp falsification la na laa ko wax information lañ commencé di indi jeexi jaax ci bopp nit ñi il faut que ça s'arrête pour ñu bëggee nag mu arrêté wu mooy il faut aller jusqu'au bout ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi commencé di amuser wu à faire ça ñu xam li leen ci mën a fekk ñu xam lan lañ ci mën a fekk ñu teg leen yoon ba nga xamante ne ëllëg si biir ñu xamante ne information c'est pas quelque chose bu nga xamante ne dañ koy foowee du fowukaay information du fowukaay information dafa nekk lu nga xamante booy jox nit ñi askan bi nga leen jox information dafa nekk une donnée très sensible bu nga xamante ne ña koy manipuler ils doivent être des gens très responsables on ne peut pas se permettre nekk derrière un clavier jël ay une journaux changer ñenn ñi mën nañ xam ne par exemple lii fake la mais ñëpp amuñu capacité de discernement boobu amuñu xam-xam bu nga xam mën nañ xam ne lii kat xam nga charte graphique bi ak lii nii nekk lu nga xamante mooy charte graphique l'Observateur et par conséquent lii lu faux la en le faisant nag yow di nga détourner nit ñi joxe information bu nga xamante après désinformation boobu mën na dem jur leneen lu nga xamante ne c'est pas ce qu'on souhaite dans ce pays loolu moo tax nag loolu noonu il faut que procureur moom ci boppam dem jusqu'au bout te ñëpp ñu nga xamante laal nañ ci ñu mën leen teg yoon ak ñu nekk bitim réew waaw surtout ñu nekk bitim réew comme ni ko Chérif waxee aussi foog mu bañ a féete boor aussi je suis d'accord avec toi loolu laa wax léegi je suis d'accord que ni enquête boo koy def nga xamante ne da nga bëgg a régler problème xam nga da nga koy def de manière impartiale mu bañ am benn complaisance parce que li may am habitude procureur nekk lu fi régime bi xam nga nekk lu fi Massamba nekk lu fi Mademba lim acte yi muy posé defu ko au nom du gouvernement sénégalais il le fait au nom du peuple sénégalais et au nom du peuple sénégalais nag bu ko commencé dafay def enquête moom enquête warul jeng d'un côté ou de l'autre enquête dafa war nekk une enquête impartiale képp ku nga xamante ne jàpp nañu laale nga ci nga nekk lu nga xamante ne lu favorable au régime wala mu nekk lu nga xamante ne lu favorable à l'opposition ñu teg la yoon parce que la nga def infraction la am ay articles yu code pénal yu nga xamante ne daf koy réprimer ñi nekk biti réew nag parce que dafa mel ni am na ñoo xam ne ñu ngi biti réew te tudd nañ leen ci ñoom naka lay demee waaw xam nga bu fekkee ni par exemple yow da nga ubbi benn enquête bu nga xamante ne yaa ngi ubbi ci Sénégal la coopération internationale bu fekkee ni nekk na lu nga xamante ne mën nañ ko toujours ñu activer ko parce que tey on a beaucoup de dossiers judiciaires yu nga xam ne au Sénégal nit ki mën na nekk bitim réew mais dans le cadre de la coopération internationale mën nga def lu ñuy woowee commission rogatoire c'est-à-dire ubbi nga enquête tu informe par exemple yow sa ñoñ bi nga xamante moo nekk sa homologue bi nga xam mi ngi nekk ci réew moomu nekk ubbi nañ enquête contre telle personne dañ bëgg également dans le cadre de ñun lu ñuy def nga ubbi enquête foofu et puis nga lépp lu nga xamante ne acte la yu nga xamante ñun war nañ ko mën def nga defal ñu ko foofu donc il y a possibilité dans le cadre de la coopération internationale ñu mën a ubbi ab enquête te ñooñu noonu bu fekkee identifié ñu mun leen a woo auditionné leen également jël PV yi envoyé ko li nga xamante ne moom mooy la justice sénégalaise buñ demee ba nga xam ne ñoom jàpp nañ ni war nañ lancer mandat d'arrêt international ñoom également ñu lancer un mandat d'arrêt international te bu ñu lancer un mandat d'arrêt international on a une police internationale muy Interpol bu nga xamante ne ñoom également ils peuvent exécuter ces décisions là sur le plan international. Marcel, dernière question. C'est bon. Ok, merci beaucoup Alaaji Daouda jërëjëf ci jàngat bi merci léegi dañuy soobu ci document bi ñu egsi